donc directeur nuyu nañ la Youssou Laye ngay président mutuelle de santé bi nga xamante ne moo nekkee ci commune bu Ross Béthio. J'espère que noonu la. waaw jërëjëf Omar man la Youssou Laye mais si këyit Baba Sara Laye maay PCA président conseil d'administration bu mutuelle de santé communautaire bu Ross Béthio. jamono yi ñu génn amal ngeen assemblée générale bu jëm ci wàllu saytuwaat mutuelle bi ak it li nga xamante ni moom ngeen liggéey ci at mi delluwaat si tuuti ñu xool. waaw léegi xam nga mutuelle de santé bi ñu ngi ko defaroon en 2014 bi ñu ko taxawalee en 2014 avec l'appui du défunt maire Amadou Bekkaay Diop ak appui yu mu def yëpp mutuelle de santé bi mu ngi commencé réellement. Bi agence de la couverture maladie universelle ñëwee def restructuration bi le 19 juillet 2016 plutôt 2017 ñu commencé fonctionner 2017 ba 2019 bu ñu fonctionner dañu def benn assemblée générale de renouvellement sur mois de décembre 2019 doxal at na mu nekk 2020 bi war na ñu toogaat ak mbooloo mi nga xam ne moo ñu fal. defal ko bilan wu lu ñu jot a def pour xamaale mbooloo mi xamaale yan jafe-jafe ñu am yan solution lañ ñu mun jox pour mutuelle bi gën jëm kanam moo tax assemblée générale bilan la woon léegi nag chaque année dañ koy def assemblée générale bilan ba ñetti at yi war ñu doog a def renouvellement looloo waraloon daje karab ba donc bilan lañ leen doon defal xool fu ñu jóge woon si 2019 yan jéego la ñu def si 2020 bi comme que ñu ngi 2021 léegi waaw. bilan boobu lu ñu ci mën a jàpp en terme d'avancée stagnation recul ban moo ci am. waaw li ñu ci mën jàpp daal mooy que par rapport au taux de pénétration 2019 bu ñu def bilan ñu ngi amoon taux de pénétration de 79,25%. parce que ñun état bi daf ñu fixé ay objectifs dafa ne da ngay jël population bi boo jëlee population ñun dañu bëgg 45% de la population nañu dugg ci biir mutuelle de santé nañu adhéré. nañu bokk ci mutuelle de santé bi donc ñu jëfal ñu benn projection de la population de 2015 ba 2025 dañuy def projection ANSD moo ko def jox ñu ko ñun donc ci 2019 population commune Ross Béthio dañu ko évalué woon à 13 559 ñun suñu 45% mooy suñu population ci 6101 la woon ci 2019 ñu ngi woon ci 4225 amoon 69,25%. mooy ñoo xam ne dugg nañu ci mutuelle bi adhéré nañu ci mutuelle bi wax ma nag ñu ngi cotiser mais dugg nañu ci mutuelle bi yëg nañu mutuelle bi te xam nañu mutuelle baa ngi exister ci 2020 bi population bi augmenté dem 13 918 ñun suñu cible mooy nag donc 6264 6264 yi ñun am nañu ci 4405 4405 moo ñuy indi 70,32%. ce qui veut dire que ne am nañu def nañu un bond d'un point au moins. un point dañuy wax ne bénéfice la mais nag am 2 à 3 points ba 4 points moo gënoon te assemblée générale yu mel nii mooy tax nit ñi xam fi ngeen toll pour mun seet aussi ni ñu koy booster mu dem kanam te yaakaar naa ne assemblée bi si décision yi ñu si jël gëm naa ni dina changer lu bëri waaw. comme ni ko waxee def ngeen bon donte négligé wu leen ko waaye xëy na mënoon na fi gën a sori. ci jàngat yi lan moo tax maanaam fi nga xamante ni bëggoon ngeen fa àgg en terme de bon àggu leen fa kes lan moo bloqué. waaw li bloqué mooy que ni daaw dañu deful presque ay communication benn communication lañu def ci mois de septembre 2020 lañu ko def. ndax pandémie bu mu commencé au mois de mars. dafa bëri lu mu bloqué woon. ñuy tere ay rassemblement ñuy tere yu bëri. mutuelle bi ci boppam nit ñi sax daaw ñu woon di dugg dañ leen doon taxawaloo ci biti. rek pour moytu feebar bi bu ñu demee ba septembre ñu gis ni yëf yi doxul la ñu mujjee ñu def benn activité de causerie et de visite à domicile activité causerie ak visite à domicile boobu sax moom moo booster kii bi ce qui montre que ni pandémie bi fu nekk la am impact boobu nag moo feeñ ci mutuelle de santé yi ren nag peut-être kii yaa ngi nit ñaa ngi gën mën dëkk ak pandémie bi ba xam nu ñu koy moytoo gëm naa dina mën changer parce que léegi ñun suñu objectif dañu ne ni communication bi dafa war a nekk point bu ñu war a yokk def communication interne externe mais communication
de proximité ak communication de masse te yéen ñii rajo yi ak yooyu yéen a ñu mën dimbale ci communication de masse bi ndax yéen masse bi moo leen déglu diaspora baa ngi leen déglu képp kuy doomaanu Ross Béthio fu mu mënti nekk ci àdduna bu ngeen ko dugalee ci biir net bi moom dina ko gis donc lu am solo la waaw. tey ginnaaw yooyu nga xamante ne noté nañ ko c'est vrai que wax nga mbas mi ak yeneen yu ni mel bu ñu demee ci li nga xamante ni moom moo di lu ngeen di gën a xaar te mu bokk ci li nga xamante ni moom mooy dundal mutuelle muy adhésion yi muy enrôlement yi ak yeneen ak yeneen ban taxawaay la ci partenaires yi am mais également ñi nga xamante ne ay individuels lañ surtout. waaw ñun gaa mutuelle de santé damay wax général sax pour région de Saint-Louis région de Saint-Louis mutualité bi amul partenaire loolu mooy jafe-jafe mutuelle yi ndax partenaire dafa bëri loo xam ne da la koy jàppale parce que bu ñu la ne yow montant bi ngay am bi 80% yi ba 85% yi nga dem si faj nit ñi lan moo lay dese mooy 15%. 15% bu fekkee ni amoo siège nga war wut connexion internet war téléphone war courant war ndox loolu yëpp bu si duggee gëm naa ni 15% yi mënul régler sa problème donc partenaires yi kese ñoom mun jàpp si loolu di la defloo yenn activités yi si seen financement bopp nga mun xam ne du laal xaalisu nit ñi loolu mooy jafe-jafe mutuelle yëpp si biir région Saint-Louis asama si biir département Dagana bu loolu weesoo donc il se trouve que donc ñun il faut qu'on parte avec nos moyens de bord ñun suñu mutuelle de santé moo tax avec l'appui du comité de gestion de l'école de Ross Béthio président bi may ñu mutuelle de santé bi nekk si biir école donc mutuelle de santé bi si biir école donc fonctionnement yi léewul local 2 fayul ndox 3 fayul courant day amoindrir charge yi mais nag nu mu amoindrir charge yi bu fekkoon ni nit ñi bëri na nu ñuy cotiser parce que li ma la wax nii ñu ngi 70% de pénétration ñu ko yëg ñu ñëw bokk si mutuelle bi mais si cotisation yi demewul noonu bu ñu duggoon si cotisation yi ñooñu ma la wax noonu ñoom ñoo dugg si mutuelle bi boo xoolee ñi si cotiser day nekk 421. 421 waaw ma jël la total rek. soo jëlee total effectif bi. ñi nga xam ne ñu ngi à jour. diggante bourse sécurité familiale yi. diggante carte égalité des chances yi. diggante semi élèves yi. boole ci ñi nga xam ne ñoo ñëwal seen bokk si. ñi ñëwal seen bokk si rek 923 personnes. 923 yooyu ñëwoon bokk si xam nga ñoom ñooy war a cotiser seen bopp. ñooñu 421 ñoo si cotiser. 421 ce qui veut dire àggu leen sax 50% ñi ñëwal seen bopp. ñeneen ñi nag ndax mutuelle de santé ñi si bokk ñeenti façon nit la. kenn ki état moo ko boot. moom lay wax bénéficiaire bourse sécurité familiale. dafa enrôlé borom kër gi jël waa këram yëpp boole ci. bu ñu boolee ñun ñëpp li ñuy état enrôlé si ñun si mutuelle de santé bëgg ñu jël ko si mutuelle de santé bu Ross Béthio day nekk 2200 et poussière personne mu ne waat ñi nga xam ne ay woy laago lañu moom la ñuy wax les détenteurs de la carte d'égalité des chances ñoom tamit dama leen dugal si mutuelle bi mais du ma dugal seen famille ñoom kese laay dugal ñun am nañ si ñeent élèves yi nga xam ni ñoo ñëw adhéré si mutuelle bi toll nañ si 776 élèves ñoo xam ne bokk nañ si mutuelle bi mais si daaw 526 ñoo si cotisé 526 yi sax jëm si yàlla bekkaay moo cotisé 500 yi kon 26 ñoom la seen waajur ñëw joxeel 1000 francs mooy 26000 bu dee adhérent classe yi nag ñi nga xam ne ñoo doxal seen bopp ñoo dugal seen bopp dugal seen njaboot ñoom ñu ngi toll si 923 si 923 yi 421 ñoo si cotisé xam ne kon bu fekkee ni calculer nañu loolu. te bu ma la waxee li ñu dépensé si prestation. daane ñii war nañu fan la ñu war a mën jëlee xaalis pour mën dépenser loolu. ndax bu fekkee ni si 421 rek la ñu wékku. day nekk ay 950000. 959000 si xaalis. 959000 yow nga dépensé presque 4 millions si prestation. war nañ laajte fan la xaalis bu jóge. effectivement ñëw. xaalis bi waaw loolu nag état. dafa am. ñi mu ñu jox ñu enrôlé leen. dafa am lu mu leen di joxeel. bu dee bourse sécurité familiale moo koy joxel cotisation bi yëpp mooy 7000. joxel ko ticket modérateur 2000 mu nekk 9000. moom moo ñuy wax foto leen ko. moo ñuy wax defal leen ko carnet. te loolu tamit daf koy fay si pàcc. boor léegi nag ñun bu ñu defee prestation l' état ne paie qu'après service. même bu fekkee ne am na retard yu bëri.
si 2017 ba léegi état dese na xaalis bu mu ñu ameel mais xaalis bi bu koy dugal par ndànk-ndànk chaque fois day mun régler yenn problème yi daaw nag ñoom dugal nañ ñu si lu toll presque 1 million et poussière loolu lenn la mais leneen li aussi bu ñu fàtte ni le défunt maire moo soutenir woon mutuelle bi parce que moom kese si coobare boppam avant muy dem muy ci boromam dugal na si mutuelle de santé bi 3 millions 1 million 500 pour salaire gérant bi ak assistante bi ndax ku si nekk 150 000 la doon fay te fay na leen 10 mois jëlaat yeneen 1 million 500 ni nañu defaraat siège bi fi ñu dëkk fi 500 000 nañ ko defaree siège 500 000 yi nañ ko enrôler ay élèves yeneen 500 000 nañ jël ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu dugal leen si mutuelle bi ay famille yoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu dugal leen si mutuelle bi loolu nag defar nañu ko woon ba pare ba dara desul dul joxe carnet yi bi mu fi ñëwee mu war ko joxe mu ne su ma demee dellu si laa koy joxe mu dellu si beneen anam waaye nag ñun ñu ngi koy mottali nii parce que ñooñu ñu ngi leen di woo par benn di leen jox seen carnet parce que loolu la mëbatoon waaye kuñ si jox carnet daa nga xamal ni na nga xam ni diw moo la ci dugal te bu jeexee yow nga set nañu noonu la mun def pour dugg ci sa dugal sa bopp mais moom dugal na globalement 130 personnes yoo xam ne moo leen cotiser. yaa ngi koy wax 130 personnes yoo xamante ni moom moo leen cotiser. mais également aussi ñu ngi fi lu tolloog 500 élèves yoo xamante ni moom moo leen enrôlé wu. tey ak vide boobu am yan orientation ngeen jàpp ni moom mooy imposé wu pour combler ce gap là. waaw combler gap boobu assemblée générale dimbali nañ ci lu bëri ndax am na ay décisions yu fa jóge si assemblée générale am na ku jóg taxaw daal ne moom garanti na ni moom bëriwul doole waaye moom at bu nekk dina joxe juróomi junni pour ñu enrôler si ay nit bokkul ak moom dina dugal njabootam te njabootam yépp a ngi si biir mutuelle ba njabootam mu ngi toll si fukki nit ak ñaar dugal na leen si mutuelle di leen fayal at bu nekk mais nee na du yem si loolu dina fayal ñooñu mais en plus dina joxaat yeneen 25000 pour ñu dugal ñeneen am ñeneen ñu jël décision daañu dugal ñoom 50 élèves am ñu ne aussi daañu toog enseignant bépp enseignant bu yeewoo Ross Béthio di jàngale si Ross Béthio pour nga parrainer nu mu tuuti ay quelques élèves yaa xam looy def yaa xam fukki élèves la yaa xam juróomi élèves la mais au moins que ñuy joxe 5000 wala 10 000 nga xam ne chaque année da nga koy reconduire loolu avancé la aussi bu ñu calculer ni déjà bu ñu nekkoon rek 20 enseignants yu nekk fii rek ku nekk jël 10 personnes rek 20 enseignants yi dina nekk 200 élèves xam nga déjà muy dara. am na ñeneen ñu xam tamit joxe nañu ay promesses waaye ñun appel bu ñu lancé mooy que ni le maire moo doon soutenir mutuelle de santé bi moo doon soutenir éducation moo doon soutenir dispensaire bi centre de santé bi alors que doomaanu Ross Béthio ñu ngi fépp moo tax keroog ma def appel que ni képp kuy doomaanu Ross Béthio fexeel lii suñu yëf la bu réussir ñun la réussir bu daanoo ñun la daanoo ndax su boobaa daañu dem bokki feneen di cotiser foofu loo xam ne bañ nañ ko def suñu kii te loo mënti def mu jëm si wér-gu-yaram si wér-gu-yaram pertoo ko ndax foo mënti toll boo mënul ñëwal sa bopp sax boo duggee si biir net bi nga tàppe suñu semi da lay ubbil plateforme suñu semi nga inscrire sa bopp si suñu semi foo mënti toll mën nga ne ah man diw laa bëgg cotiser si dëkk sàngam nangami nit la laa ko war a cotiser xaaju nangam lay toll nga envoyé ko suñu semi par Orange Money par Wave par kii yépp a ngi si biir boo ko envoyé ñoom dañuy woo ñun daal ne dem nañ jël diw ak diw ak diw ñu envoyé la xaalisam su boobaa ñun dañ koy jël defal ko carnet pare mu kii bu yem si loolu ndimbal boo mënti indi nag ndax bu doon suñu sago ni Oumar Sarr def Dagana ñun noonu la ñuy def Ross Béthio élèves yi nekk si biir Ross Béthio yëpp te dëkk Ross Béthio école primaire yëpp collège yi te dëkk Ross Béthio ñëpp ñu enrôlé leen si mutuelle de santé bi chaque année nag ñu koy reconduire xale bi mun faju si ni mu gën a yombee. justement loolu dinañu ñëwaat sax xëy na ci conclusion bi nga xamante ni moom ngeen jëlee ci assemblée bi notamment ak ay mesures fortes mais tey jii en termes de stratégie yaa ngi wax enrôlement yi nga xamante ni moom la ñu war a def ci élèves yi ak stratégie yi ñu war a def ci biir stratégie yi est-ce que yéen a ngi xalaat comment faire pour que
établissement yi ci seen bopp di ko jël di ko inclure ci inscription wu xale yi. waaw loolu xalaat nañu ko waaye dañ ne ni aussi bu ñu duggee si loolu parce que dañu ne l'adhésion à une mutuelle de santé elle est libre et volontaire alors que boo ko jaarale si directeur d'école ñu dugal ko si inscription beeg yooyu day nekk obligatoire te ñun amaguñu caractère obligatoire comme amuñu caractère obligatoire waxtaan ak parents yi waxtaan ak nit ñi ñu enrôle ñuy élèves rek moo ñu mun jàppale parce que boo ko defee si biir kii ba rek day am caractère obligatoire te moom laa wax man bëgguma dem si caractère obligatoire ku bëgg na bokk mais bu doon suñu sago élèves yëpp am couverture bi maintenant nag bu fekkee ne amoon nañu instruction suñu ministère de l'éducation nationale daan na caractère obligatoire la que élève buy jàng na am assurance maladie parce que mutuelle de santé bi assurance maladie la. effectivement bu mu fekkoon ni ministère de l'éducation nationale neewoon na bépp xale buy jàng caractère obligatoire ou assurance maladie def si am. su boobaa nit ñi am nañu sañ-sañ. dugal ko si côté inscription xale yi à l'ouverture. kii entreprise locale yi ñu ngi fi. même bu fekkente ne am na ci yu ndaw mais am na yu mag aussi. entreprise yu mag a mag ñu ngi fi tubarkalla ñoo xamante ne ci dëkk bi lañ dëkk. mais également ñoo xamante ne dañ fi ñëw. ñooñu aussi seen taxawaay ci mutuelle bi la. ñooñu daal gis ñu benn taxawaay si mutuelle bi moo tax def naa appel aussi si ñoom. daan nañu entreprise yi. ñi fi nekk di liggéey ñu si bëri ay doomaanu Ross Béthio la. Ross Béthio la ñuy yeewoo. waxuñu ne mënuñu fay seen bopp fayal seen bopp médicament mën nañu ko waaye participation bi ngay def ci mutuelle de santé bi du question ni da nga mënul faj sa bopp nit ñu bëri noonu lañu koy jàpp daane soo duggee ci mutuelle bi ñu amul dara ñooy dugg ci déedéet man mii depuis mutuelle bi créé ba léegi sama waa kër yëpp 10 personnes dama leen di cotiser chaque année mais fajuma ci mutuelle bi ndax am naa mutuelle de santé des agents de l'État sama waa kër ci mutuelle de santé des agents de l'État la ñuy fayoo mais dama ne sama participation dama ko war def fii. mais ñoom ñooñu au-delà de seen ñoom seen bopp seen njaboot mais ay kilifa la ñu yor ay employés maa ngi si ñëw parce que ñoom yor nañu ay employés. te employés aussi war nañ ne assurance maladie. assurance maladie boobu nag bu ñu ko bëggoon def man gis naa ni amul lu gën a yomb mutuelle de santé. bu ñu duggee si mutuelle de santé bi la prise en charge est à 80%. te état bi pour ñun la ko defal état bi dafa ne ni bi ñu xoolee ñi am assurance maladie dëgg-dëgg si biir Sénégal motuñu 20% de la population amatul 20% de la population parce que mooy ñiy liggéey ñi mooy les agents de l'État ñi nga xam ne am nañu IPM ñoom ñoo doon kii mu daal def mutuelle communautaire yi daal ne mutuelle communautaire léegi képp koo xam ne kii aussi wala entreprise boo xam ne mu ngi si localité mun na jël ñu fay liggéey mu dugal leen si biir mutuelle bi di leen fayal at bu nekk ba leen dee fayal at bu nekk noonu di leen permettre ñooñu mun faju si anam bu gën rafet te la mutuelle de santé pour qu'elle soit viable c'est la loi du grand nombre plus le nombre est important plus la mutuelle elle est viable plus la mutuelle a la possibilité d'injecter de faire des investissements donc ñun suñu mutuelle bu ñu demoon ba ñëpp dugg si ba ñëpp di cotiser normalement ba ñu am tout simplement 5000 cotisants wax ma sax 10 000 5000 cotisants normal mu nekk moitié population ñu am moitié population parce que 6000 la ñu wax ñun ñu am 5000 cotisants sax 5000 cotisants imaginaire sur 3500 ñaata lay doon. bëri na kon dispensaire bi maternité bi ñu doon wax bi nii ñun mën nañ si jàpp parce que c'est l'offre et la demande ñun dañuy demander ay soins dispensaire bi mooy offrir soins yi. te dispensaire bi ñi fa nekk ñoo nekk ci mutuelle de santé bi donc bu fekkoon ñun am nañu doole te fu mu toll nii amuñu doole googu sax waaye ñu ngi appuyer centre de santé di joxe xaalis ñoom ñu siy jënd garab ñun ñuy faju ñu koy dindi si xaalis ba balaa muy jeex mais bu ñu amoon doole ba mun tabax ba mun yëkkati plateau technique bu dispensaire Ross Béthio centre de santé bu Ross Béthio ñun ñëpp lañ ko defal te loolu nag nit ñi ñoo si jàpp si mutuelle de santé bi. bu ñu jàppee ci mutuelle de santé bi ñu jàppale ci centre de santé bi. docteur c'est lié. waaw ñu ngi agsi fi muy jeexee waaye bëgg nañu balaa loolu nga tënkal ñu rek li nga xamante ni moom moo di mesures yi nga xamante ni tënk ngeen ko ci assemblée bi ñu jàpp ni dina contribuer xëy na ci. yëngatuwaat léegi mesures yi ñu wax parce que par rapport ak difficulté yi ñu am. dañu jël ay mesures parce que dañu gis ni
si daaw li ñu doon faj xoolal li ma la wax si nombre adhérents classiques yi ni mu tuutee et pourtant adhérence classique yi ñoom ñoo nekk 616 personnes ñoo xam ne faju nañu faj nañ 616 personnes adhérents classiques alors que 421 lañ kon ñëw nañu am na ñoo xam ne ñëw nañu plusieurs fois alors que bourse sécuritaire ñu nekk 2000 et poussière 610 lañ si soigné élèves yi nekk 526 43 lañ si faj donc ça veut dire que ne bénéficiaires classiques yi ñoo ëpp lu ñu ñëw dispensé parce que lu tax ñoom ñu feebar kese ñoo ñëw bokk si mutuelle bi kenn ñëwul si mutuelle bi daan ne ah ndax solidarité la mën naa si bokk pour ñeneen mun faju te boo ko xoolee aussi si ni ñu ko defee même bu ñu calculer xaalis ba adhérents classiques yi kese ñoom consommé nañu 1 536 103 bourse sécurité familiale consommé 1 463 000 donc muy loo xam ni ñun dépensé nañu si prestation 3 96 907 mooy li ma la doon wax léegi. 3 millions pour chaque te lu ñu dugal si xaalis. xam ngeen fu mu toll. dégg nga léegi nag ñu ne donc par rapport ak difficulté ñu am. bëggoon nañu comme que kii doon appuyer maire bi nekk fi. bëggoon nañu subvention municipale ñu jàppale ñu ndax mosuñu am subvention municipale. ñu intégré ko si budget conseil municipal bi. maire bi ñëwoon na il était présent. il a pris un engagement qu'il fera autant que possible. pour nous appuyer. si subvention municipale, mais en même temps si prise en charge gérant mutuel à hauteur de 1 100 000. Nous avons collecte cotisation bëgg nañ nit ñi sans ñun ñu dem ku jeexal sa cotisation war nga xam ne jeexal nga tuuti faju nga si te yow li nga si faju xam nga ne mos na joxe woon loolu si xaalis ñun waruñu la topp si ngay ñëw di cotiser jàppal si yàlla nga ñëw cotiser ndax xam nga ni boo si fajoo ba egg niveau bi xaalisu keneen dugg na si pour nga faju kon bu at mi jeexee ñëwal nga cotiser waat retard subvention yi aussi nee nañ daan ci waxtaan ak état ndax si kaw ñu ngi waxtaan ak état pour xool nan la ñuy defee ba nga xam ni subvention yi du tardé ñu mën ko teel a jot ñu ne situation siège bi aussi ndax kuy def assurance maladie da nga war fi nga nekk dafa war présentable ku ñëw xool la respecté la jaa dem si yàlla def na si lu bëri nag mais des na ñu peinture ko rafetal ko defar cour bi sëkk ko defar tableau ba nga xam ne ku ñëw daa xam ne ah mutuelle bi fii la nekk te daa sawar dugg si mutuelle bi pour mun jël sa lettre de garantie dem sa yoon ñu ne sélection adverse mooy bu ma doon wax léegi sélection adverse mooy ñi nga xam dañuy xaar ba feebar doog a ñëw ñu ne loolu pour pallier ça bu doon suñu sago nit ñi nañu di adhérer par groupe boo ñëw muy sa famille ngeen nekk 10 personnes au lieu que ngay dugal ku feebar bi kese dugal si njaboot yëpp mu amoindrir toujours suñu charge parce que ñun mënuñu la bañal ndax yéen a moom mbir mi da ngeen ñu teg si bopp bi rek mënuñu bañal kenn waaye bu doon suñu sago ku si dugg doo dugg yow kese yow mi feebar bàyyi sa njaboot mu wér mi si kër gi boo si duggoon duggalaat si ñeneen du sax kii mais dina amoindrir risques yi dina wàññi risques yi si mutuelle de santé bu mutuelle de santé du am bor yi ñu ne enrôlement BC bi aussi dafa am ñoo xam ne état da leen jël ñuy fayee ko chaque 3 mois mais pour identifier leen photo leen jafe na alors que ñoom ñu si bëri état wax nañu dugg si mutuelle bi dañuy wër ba sonn ñenn ñi duñ leen sax gis ñooñu tamit buñ ñëwoon duñu wuyu si dina baax lool ñu ne woon aussi ak information autorité bi pour à chaque fois muy autorité administrative muy collectivité territoriale nañu fexe ba ñoom à tout moment chaque mois nañu am suñu rapport mensuel mun xam yan jafe-jafe la ñu am fan la ñu toll ñoom ñu mun di appuyer sur certains points pour mun ñu jàppale waaye nag li gën am solo dañu les entreprises de la place les entreprises de la place les leaders d'opinion ñi am doole tuuti nañu jàppale ñi amul ñu doole jàppale bi waxoon naa ko keroog ñi nit mën nga nit di ñëw si yow bis bu nekk dala dama am ordonnance jëndal ma ordonnance mais boo xalaatee mutuelle la ngi fi balaa nga koy jëndal bis bu nekk ordonnance wala nga koy nëbb ndax sonnal na si laajum ordonnance jëlal moom ak njabootam nga dugal leen si mutuelle ba boo leen dugalee si mutuelle ba bu la neexee defal comme ni état di def nga calcul lu mu war a toll seen prestation ski nga dugal leen si mutuelle mais en plus nga leen 20% yi ñu waroon fay man xalaat naa ne war na tolloog nangam ma teg ko
bu jaaree si man ak nu mu munti demee at bu nekk dinaa la defal sa situation xaalis nga xam sa nit ñi nga dugal lu ñu consommé ñaata nga def si xaalis benn dina tax ñoom dootuñu taxawaalu sa buntu kër ñaar ñoom it daañu am seen dignité ba nga xam ne ñoom bu ñu feebaree daañu dem faj ju teewul doo ko yëg donc loolu la ñu ñaan ñi nga xam ni ñu ngi fii entreprise yi nañu dugal seen ay employés mais bu ñu yem si loolu nañu seet ñi nga xam ni ñu ngi si biir dëkk bi ñu xam leen ñu war leen mën jàppale ñu dugal leen ñoom ak seen njaboot si mutuelle bi ñi nga xam tamit ñu ngi wut wala ay leader d'opinion lañu nañu seet nu ñu enrôler ay élèves si biir mutuelle de santé bi ba nga xam ne ñun daañu am 100% des élèves de la commune de Ross Béthio comme Omar Sarr 100% des élèves de la commune de Dagana moom mu leen dugal moom kese si benn voyage la jël 6,5 millions joxe chèque bi si benn voyage donc te gëm naa ni am na ku ko fi mën def koo xam ni même bu deful politique mbirum askan bi ñor na ko bëgg na aussi li ñu taxawal mu jëm kanam mu àttan si def dara wax ñu mu def lépp ndax nee naa la mosuma nangu nit def lépp ku si nekk nga def man nu ma jàppi sama boor yow Omar nga jàpp sa boor Arouna jàpp booram keneen jàpp booram ma jóg en tant que maire jàpp booram bu ñu ku nekk jàppee li ñu yor li dootul daan day jëm kanam moom daal laay remercier ñëpp te di xam ni mutuelle bi suñu mutuelle la lan mooy kiiwu mutuelle bi dañu ni chacun y participe mais tout le monde y gagne ku nekk sa participation ngay indi waaye tout le monde y gagne tax tout le monde y gagne koo si faj gañe nga si ndax sa xaalis ko faj te moom yëgul ni sa xaalis dugg na si ndax du la gis yow doo xam ku si faju alors que bële moom da ngay xam ni kii maa ko jox xaalis faju na suba bu la rombee di tiitoor nga ne ah barki démb kii maa ko joxoon xaalis mu faju ci donc mutuelle bi sutura la si ñun sutura la si ñëpp bu si ñëpp bokkee rek mutuelle bi gën am doole macha allah waaw loolu daal laa ci yokk macha allah jërëjëf mbokk yi nga xamante ni ñoo ngi doon teewlu ci wàllu digital news entretien exclusif si suñu rubrique focus santé ñu dalal ki nga xamante ni moom moo Youssou Laye Baba Sara Laye ñu xam ko waaye ci Youssou Laye mu nekk pré-CA bu mutuelle de santé bu Ross Béthio kon noonu la joxante rendez-vous beneen jamono ci beneen numéro